C'est un jour heureux. L'association a initié un projet d'acquisition d'un building ici à New York pour la communauté sénégalaise. Ce building devra abriter le siège de l'ASA, une école maternelle, le consulat général, une chambre de commerce et aussi un centre d'accueil. Personnellement, j'ai écrit au président de la République lui demandant de venir présider ce déjeuner de fundraising et il a accepté dans l'esprit d'aider la communauté sénégalaise. Nous l'en remercions vraiment infiniment. C'est un geste fort et de haute signification. Merci. Alors pourquoi forcément la présence du président? Voilà, bon, c'est donner un coup de pouce quand même à l'association parce que le building coûte 1 500 000 $. Cette somme n'est pas facile à réunir. Il nous faut un down payment au moins de 200 000 $. Ça aussi, ce n'est pas vraiment facile à sécuriser. Bon, nous l'avons conçu en nous appuyant sur nos membres parce que nous nous sommes dit que si 2000 membres cotisent chacun 100 $, ça doit faire 200 000 $. Si les membres avaient fait cela, on n'aurait pas besoin vraiment du coup de pouce du président de la République. Mais quand même, les gens contribuent, participent, mais c'est un peu lent. C'est pourquoi quand même nous voulons qu'ils viennent et qu'ils appuient ce projet-là. Et puis ça va donner aussi un autre élan à l'association. We would like to say thank you for all our guests, but thank you also for the Congressman Changa, but thank you for Senator. This is the great moment and the historic moment for Senegalese community. You know today we try to fundraising for Senegalese building, and we know you all guys here to participate for that thing couldn't be happen. We just say thank you. Thank you again for all women. Thank you. Waaw mbooloo mi ñu ngi leen di wax Excellence ministre Aminata Touré ngeen gën koo xam ci Mimi Touré yegsi na dugg si na ci salle bi di ministre de la justice moo yegsi ànd ak président Pape Dramé ak waa bureau bi moom la ñuy dalal noonu muy sunu xarit di sunu dëkkandoo bokk ci ñun nekkoon ak ñun fii ba yàlla jox ko cër bi mu ko jox cër tey mu ñëwaat fii ci ñun kon loolu dinañ ci kontaan. waaw Sénégal a ngoog ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lépp. Madame Aminata Touré mi ngi ñëw ànd ak sénateur Bill Perkins ak Cordell ak consul Sidinia ak président Pape Dramé ñu ànd ak Ajaratu Nogoy Mbuub ñu dugg si ñu ànd ak tamit monsieur Mamadou Gassama di coordinateur fédéral bu APR Negative. As you know, I'm Senator Bill Perkins, and I want to interrupt you for a moment because we have a special guest, a special treat. We have our Congressman Charles Rangel in the house. Please give him a welcoming Senegalese welcome. And as you know, he has a very busy schedule, but he really wanted the opportunity to be a part of this very important historic moment, not only for the Senegalese community, but for the Harlem community as well. And so he asked the association if they would mind that he come forward now to share greetings and words with you before he would have to leave. And so we're honored that our Congressman Charles Rangel is with us and wants to speak to us
and greet us. Please come forward, Congressman Rangel. Thank you so much, Senator. And I won't abuse this great honor and privilege that you have extended to me. First of all, we have such an outstanding senator that he has made up his mind that when he represents the village of Harlem in the state legislature, he represents all of the people that have come to our community to live. The Sinhalese people, with all of the beauty that they have back home, have selected our village for a lot of reasons to make this their home. And Bill Perkins and I and the entire community want to do any and everything that we can to make you feel comfortable, to make certain that all of the things that we can do to make your new life here as enjoyable as it can be. And we do hope that we will be soon able to return ourselves to Senegal, to Africa, because historically we've talked a lot about our brothers and sisters in Africa, but we haven't been able to do much economically and culturally about it. But as the population grows, and the Congressional Black Caucus has now grown to 43, and as I offered the African Growth and Opportunity Bill, which has been such a tremendous economic extent on the continent, we only hope that your associations push and keep pushing so that our friendship and our bonds will be tighter. And I'm so glad that Senator Jill DeBrand has her representative, a former Congressional Black Caucus fellow who's trained in Washington and now is serving her in the state of New York. And we have what we call historically Harlem's historic newspaper, the Amsterdam News, and we have Miss Tatum, Eleanor Tatum. She is the owner and the publisher, but she thought enough of you, your presence, and your president, not to send a reporter, but to share this historic moment herself, and I thank you so much. And so thank you for coming. Thank the association, and a very special thanks to Bill Perkins, because Bill makes it easier for all of us. When you see him, you're talking to a friend of the City Council, a friend of the State Assembly, and certainly the body which he serves so well. And I'm privileged to be the congressman from that area, so that whenever you have a problem, you don't have to go to all these government offices. You see Bill, you see me, we'll take care of it. Thank you, and it's a great honor. It's a great honor, Bill. Congratulations. And let me apologize for my attire, because you may not know it, but I've been going through physical therapy, and this is the dress that we have there. And so I asked my senator whether he would make up for the fact that the congressman is not up to the proper attire. Did he do it? Did he do it? So I don't feel nearly as bad now in not being dressed up for you. And I brought a gift down that I hope the president will take with him as a reminder that the United States Congress welcomes him here, and whatever we can do, whenever we can do, we want to do it. Thank you again. Thank you. Thank you for coming, and we appreciate we know you are busy and you need treatment also, but you leave everything aside and you come join us. So thank you again for that, and thank you for the beautiful gift also you're offering to our president. Thank you again. Thank you. It's a privilege to be here today with you this afternoon in the place of my father, Donald Payne, who fought for the continent of Africa in the Congress and was considered the expert throughout the diaspora
He fought many years to make sure that the different nations in Africa receive the support from the United States government that they deserve, that you see other nations get. So he dedicated his life to the continent of Africa. And last year, he passed in March, and I will take his place in Congress. So I commit to continue the work that he's done throughout the diaspora. And I was very touched by all the condolences and warm wishes throughout the world that were given to my father. But nothing touched me more when the president of South Sudan sent me a letter that said that his nation would not exist today if it was not for the work of my father. So I want to let you know that the work for the diaspora continues through me. Thank you, God bless you, and many blessings on your nation. Secretary General and with some heads of states about the situation in one neighboring country. I'm not going to name the country. And this is going to maybe take time. And he asked us to ask the Minister of Justice to preside over the ceremony. If he finishes early, he might join us, but I think the probability is that he will not be able to come. So I present all our regrets and for that, and we can start this ceremony. Donc c'était pour annoncer que nous avons reçu tout à l'heure une information émanant des services protocolaires du président de la République, qui annonce donc qu'il va participer urgemment à une réunion sur la situation sécuritaire de la sous-région, émanant surtout en Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas citer le pays. Donc il y va tout de suite. Donc je pense que c'est des impératifs qui sont assez forts et que l'assistance comprendra. Il a aussi demandé que Mme Aminata Touré, ministre de la Justice, préside la cérémonie d'aujourd'hui, avec toutes nos excuses. Donc mbooloo mi ñoo ngi jégalu amoon benn xibaar bu ñuy joxe bu jógee ci président de la République. Donc dañoo jot léegi benn information bu jógee ci service protocolaire du président di ñu yëgal ne que dafa war a teew ci benn réunion bu am solo bu war a am ci Nations Unies ak secrétaire général Nations Unies ak yenn chef d'état yu fi nekk ci benn situation réew moo xam ne suñu kii la suñu voisin la. Donc laaj na que madame Aminata Touré, ministre de la Justice, présider cérémonie bi. Mi ngi jéggalu nag bu baax a baax te xam naa ne aussi bu nekkee ne réunion bi teel na pare mën na am mu ñëw, mais c'est pas une garantie. Donc ñoo ngi jéggalu ci loolu bu baax a baax jërëjëf. Tous les aménagements, toutes les préparations s'étaient faites dans ce sens. Donc on s'imagine donc la surprise que ça a créé, bien sûr, une certaine déception au niveau aussi bien de nos invités qu'au niveau de l'association des Sénégalais d'Amérique. Le président Sall est venu au pouvoir il y a de cela quelques mois. Son arrivée au pouvoir a suscité, bien sûr, beaucoup d'espoir au Sénégal. Il a énoncé un nouveau ton. Il a mis en place un certain nombre de principes allant dans le sens de la bonne gouvernance. Nous avons remarqué une certaine rigueur dans sa démarche et nous pensons que tous ces éléments restent toujours idoines par rapport à l'avenir pour le Sénégal. Nous nous sommes réunis ici, vous l'entendrez, pour une raison précise, car l'arrivée au pouvoir du président Sall a été très significative pour le Sénégal, mais également pour les Sénégalais de l'extérieur, notamment ceux qui vivent ici aux États-Unis. We wanted to say a few words. Of course, we took every necessary step to make sure the president would be here. We held 3-4 meetings. We had a high-level coordination with his protocol services. We had an agreement on the principle. We have a written agreement the president would be here. Everything we've done so far was based on the fact that the president would be here. So obviously, one can understand some disappointment because people wanted to see the president. We understand that was his first UN General Assembly also. We know there are
lot of meeting at the highest level, bilateral and multilateral, that we do understand that. But nonetheless, our expectation was the president would be here. So we have to take that into account. We want to really to apologize to our guests because the meetings, the advertisement, the phone call we made, it was based on the fact that we will have the president. We wouldn't just have a senior member from the government. We appreciate the Justice Minister is here. She's one of the senior officials from the government, a very hard-working lady. She was living here before. That we do appreciate that. But nonetheless, we're still disappointed the fact that the president isn't here. So if you don't say it, it means we're lying. So we don't want to lie. We appreciate, that the president is here. ñu ngi nuyu ñëpp di jégalu bi nga xamee ne fas yéene nañ def lu mel nii waxtaan nañ ci comité d'organisation bi nekk fii ànd nañ ci def ci ñeenti réunion bi nga xamee ne jot nañu xibaar ne président de la république dana ñëw du woon lu ñu bind ci jamonoom waaw lu ñu waxoon la président dana ñëw ñu jàpp ne kon nañu wut lu ñu bind ñu ànd ceeg mission bi ndax président kilifa la fu muy dem am na un certain nombre de dispositions yu ñu jël sécuritaire protocolaire ñu am written agreement bu jógee ci mission bi que effectivement président dana ñëw ñu def suñu réunion arrêter toutes les dispositions pour mu nekk loo xam ne nii lu war a am la. président bi dafa ñëw ci pouvoir bi mois de mars ñu am ci moom yaakaar bu rëy rëy ci biir ak ci biti am neneen nu mu waxee bi mu ñëwee am neneen nu mu doxalee am neneen nu mu defee ñu ngi still gëm loolu gëm nañ loolu ba tey je crois que Sénégal am nañ ci moom yaakaar réew mi am nañ ci moom yaakaar te yaakaar nañ ne loolu soppeekuwul en dépit donc ci li nga xam ne nii tey rëq-rëq la bu am fii nii ndax ni ñu préparé événement bi niñ ko advertiser niñ ko waxee ci rajo yi ak télévision yi dañu ne woon le président de la République va venir donc à la dernière minute bu amee rëq-rëq ci loolu da ngeen mën a comprendre déception bu muy am ci nit ñi ñu ngi apprécier bu baax a baax madame la garde des Sceaux fii la nekkoon ak ñun liggéeykat la senior level la ci gouvernement bi donc ñuy jégalu bu baax a baax ci mbokk yi c'était pas ce qui était prévu mais qu'est-ce qu'on peut faire loolu dafay am toujours dans la vie donc ñu jox le président Dramé mu def benn statement dalal madame la ministre bu paree ñu jox suñu honorable sénateur Bill Perkins bu 13th district bu state of New York bu ñu paree ngeen jox la présidente de la commission des femmes danañu jox également la vice-présidente mu présenter ñi nga xam ne ñoo yor commission sociale bi. So first of all you're going to hear from the president of the Association of Senegalese in the United States. He will make a few words, a welcome word to the officials, and then you hear from our distinguished Senator Bill Perkins from the 13th district of the state of New York, and of course we take it from there. kon naa njëkk a wax ay kàddu yu néew ci wolof rek en guise d'introduction comme tamit français mooy suñu langue officielle wax ci baati nasaraan kon boobu que voilà merci kon bokk lii nekk na bis bu rëy bu nga xam ne waajal nañ ko comme ni ko El Hadj Malick waxee ay weeri weer ba mu des ñaari semaine ñu am confirmation bu jógee ci ambassade des États-Unis demoon nañ sax vraiment honnêtement ba génne ci suñu xel bien que jaarale woon nañ ko ci voie yëpp yu ñu jàppoon ne war na ci mën a jaaroon na ci consul général jaar na ci ambassadeur jaar na aussi ci madame Amina Touré ministre de la justice bi fi teew ni tey jaar ci Mor Ngom bi mu fi ñëwee ñu jox ko aussi ay représentants yu jege président Macky ba ñu dem ñu ooñu ñu ne nag président Macky jot na ko jël na considération suñu request bi et que di dan satisfaire na ko dana ñëw ànd ak ñun ci dîner lañ demandé woon dîner fundraising ñu ngi ko demandé woon pour le 25 septembre ñooñu xamal ñu ne 25 boobu à cause d'un calendrier très chargé mënu ko def le 25 mais bu ñu bëggee lunch mën nañu offrir lunch fundraising noonu la demee ma ne leen kon lunch boobu ban bis lay doon ñoo jàppal seen bopp le 28 association bi jàpp ko de
c'est la présidence elle-même qui a choisi la date du 28 ma laaj leen ban heure la ñu ne ma président de dana ñëw ci lunch boobu 12h30 pour 1h dafay am kon boog 12h30 ba 1h30 bon loolu la ñu mës a jàpp c'est sur cette base la ñu organiser kon ce déjeuner fundraising donc boo xamal nit ñi rassurer leen que aussi que c'est de bonne foi que l'association avait vraiment décidé d'organiser ce déjeuner fundraising bon léegi nag li xew ñun ñëpp voilà ñoo ko yëgandoo vraiment je sais que la déception est très grande devant tout le monde waaye nag li ñuy wax aussi jàmm ak bëgg-bëggam mais yàlla aussi mooy dogal Aminata Touré suñu xarit la mooy suñu ambassadeur ni mu ko waxoon ba mu ñëw ci association bi ci Sénégal fépp fu ñu war a teew bu ñu fa mënta teew buñ ko waxee dana ci def lépp lu mu mën leer nañu ne même bu ñu amee confirmation ci fundraising bi c'est grâce à l'effort que Madame Aminata Touré a déployé pour que cela soit confirmé. C'était confirmé. Jusqu'à hier, donc, c'était confirmé. On ne peut pas du tout douter que le président n'allait pas se présenter aujourd'hui ici. Mais nag li ñu mën a jàpp rek comme Aminata li mu indi tamit ne c'est un contretemps de dernière minute toog ba au dernier moment am rencontre bu mu war a am ak secrétaire général Nations Unies di traiter des questions de sécurité relatives aux pays de la sous-région. Ça aussi, quand même, on n'y peut absolument rien. Donc, on va considérer que c'est partie remise. Mais Madame l'ambassadeur, Madame le ministre, kon bokk ñu xamal la ne it président li mu ñu digoon ba ñu dig ko àdduna yëpp dig ko réew mi yëpp bu amee contretemps it ñu ngi jàpp ne xëy na dana ko defi bokk ñu ngi koy séenu ba tey su dee ne tey jii teel naa pare ci comme ni ngeen waxee ci rencontre boobu mu dem bu mu jotal ko loolu mbooloo mi ñu ngi fi di ko xaar fekkee mën na ñëw fekk ñu fi avant ñu dem vraiment c'est l'idéal fekkee loolu mënta nekk aussi ce ne sera que partie remise kon boog I will say few words also in English. Thank you, honorable guest. We planned this lunch fundraising for many months ago. I sent the request to the president via our minister, via our ambassador, and recently I lost hope. I can say that like when it was only 3 weeks before the General Assembly, I said to myself, this will not happen. But just 2 weeks ago, we received a call from the embassy saying that the president accept our request. He cannot offer us a dinner, but it will be a lunch. And I asked them what day it's going to be. They make the choice of the September 28th. If you want it on the 28th, the president will be here at 12:30. But people have to be there to be here at 11. Donc, according to that confirmation, we plan for this fundraiser. I will say the purpose of this also is to purchase a building for the Senegalese community. We know that this association was created since 1988. That was many years ago, and it went a long way from there. Now we have reached a point that we all, after meeting in a committee board, that it's time now that this community stand up and get a building for himself. We secure a building that is located at 122nd Street and Lenox Avenue. The price of the building is 1.5 million. 1.5 million. And we talked to the owner, and he said that the down payment should be
should be at least 200,000. We say in the community we can have about 2,000 volunteers who can contribute each for $100. So that contribution should be enough to get the down payment for that building. We start that campaign since May, and in the board we said that since the president is coming at the UN meeting, it's a good occasion to ask him to lead that fundraiser. Since he accepted, that's why we plan for this meeting. I will say that we're going to apologize for the president not coming. Since we planned it in good faith that he will be here sitting between us, but since he didn't show up, the responsibility come back to us. We are the one we call people, so we are the one we have to talk to people to explain them what happened and take full responsibility of what happened. And so we apologize to everybody for what happened, but hopefully the minister who is here to represent him will also explain so people will hear from her. So we are thanking our sponsors, those who contribute to make this event beautiful. Yeah, there is also a big recognition toward the committee, the organizing committee led by Dauda, Nogay, and Dambabu, and all people who joined their effort to make this organization what it is today. We thank also the media. We thank Beaches and Choice. Also, who are our partners for so many years. We thank Makhtar Ndoye and Serigne Diouk also. Thank you, Senator Bill Perkins, who make this place always available for us and who are always present among us. We thanking also Cordell Claire, who has done so much for the Senegalese community. Okay, we thank also Redi Lek, also who is here to see the president, to talk to him, because Redi Gate. Yeah, okay. He has a project to build a modern hospital in Dakar. A hospital that will function exactly like those we have here. When he brought that project to us, we tell him that you can meet the president and hopefully he's gonna make that happen. So I won't be too long. So thank you again to everybody. Thank you also to our teacher and friend Suleiman Bashir and his colleagues for coming here. Thank you also Anju for bringing the picture and the paintings. Thank you Willie Walker. Thank you to the former presidents of the association who made this work to bring the association at this level today. Thank you also to all the imams who are here represented. So I'm happy. I will also give a special thank to Ibrahim Assar, Tibaut Furniture, who donate a container, 40 feet container of furniture, and he paid for the transportation to Senegal. Ibrahim, please stand up so people can know you. And he's not from Senegal, he's from Gambia. So that shows that those two people are the same. So if I could, I will name everybody, call everybody on his name, because we are proud of you. We know also the considerable support you're bringing to our community. We're going to give also later a few words to Seigne Abdul Aziz
and Usman, who are representing Choem, Bash, and also supporting the community. All right, thank you very much, and God bless. Willie Walker also, voilà. All right, thank you also to Willie Walker, who make this place available always when we need us. Okay, thank you, Cordell. Thank you, Cordell. All right, thank you, and be blessed. Merci, Président Dramé. Je crois que le Président Dramé a résumé l'essentiel de la raison pour laquelle on devrait venir ici ce soir, cet après-midi. Vous avez perçu certainement la déception dans sa voix. Au niveau organisationnel, après cet événement, au niveau de l'association, évidemment, il y a un certain nombre de questions internes auxquelles nous, en tant qu'organisation, on fera face. Ça, je crois qu'on le fera en privé. We thank the President. As I say, you might perceive the disappointment in his voice. We understand he had the right to do so. Women are very important in our Senegal. And you know also Senegal is the Senegalese people are great people. You look at the surrounding of the Senegal, you know we are a strong democracy. We have very strong human rights record. We have a very strong institution. And we're the only country where you're going to find in the legislature 50% men, 50% women. That's why we embody the same principle here. In our organization, women are a very important component. That's why the vice president is a woman. She's on my left. And we have a commission for women and children run by this great lady also, Nogoy Mbob. She's going to speak a few words. But we wanted to say to our French-speaking people, we don't want you to pick up this signal as that's the way we do business in Senegal, or that's the way the country is run. Those who want to invest, you're going to have to invest in Senegal. Socially, the country is very peaceful. The institutions are very strong, and we have a very strong hope also for this president, nonetheless what happened. So we're going to give few words to this lady. We have a very good commission. We do after-school program. We celebrate Women International Day. We do legal advice. We do referral for healthcare. A lot of services she's helping to coordinate. So you're going to hear from her, and then we go to the next step. Nogoy. Greetings. Assalamu alaikum. I want everybody to be happy without the president. Because we have a woman here named Aminata Touré, the Minister of Justice. Give hand to her. I feel woman all the time. We be on time everywhere. And I know she's here to help all businessmen. And she will transfer our deception today. We are not happy, Minister. damay wax ne ci olof. Madame la ministre de la Justice ñu ngi lay nuyu. ñu lay nuyu mën nga ndaw. boo ñëwoon rek doy na. ndax amul kenn kuy wax ni guleet ci madame Aminata Touré. ànd nga ak ñun fii ci États-Unis oyofal sa bopp ba lu ñu def ci association des Sénégalais d'Amérique nga bokk kook ñoom tax xam nañu charge bu nekk UN nu mu demee. beneen bi ko ñaareel mooy soo ñëwul woon ambassadeur Cheikh Niang rek ñëw mu doy sëkk ay kilifa ñoo fi toog imam yaa ngi nii toog ulema yaa ngi nii toog dignitaire yaa ngi nii toog sénateur Bill Perkins mu ngi nii toog ambassadeur excellence monsieur Cheikh Niang ñun dafa am njukkal buñ la ameel ndax da nga nekk suñu biir yor puso rek di ñaw yàggal ñun fii ci dëkk bi kon dara bettuñu ci ñii ñu lay nommé ku fi nekk rek ànd nga ak moom ci liggéey ba yàlla dogal li mu dogal ba nga dellu si tey suñu loxo kon yow rek sax boo ñëwoon mu doy beneen bi ci des mooy
sénateur Bill Perkins mi nga xam ni gan lañu ci moom mu accueillir ñu bokk ci ñun ànd ak chef of staff am muy Codel Claire bi ci des mooy Charles Rangel ñëw na fii congressman la te kooku ndaje am mu teew ci yombul Charles Rangel ñëw pour honorer ñu ak xam li ñuy jëf ci dëkk bi te yàgg ko fi jëf 23 ans liggéey du caaxaan maa ngi xool président Khadim Mbaye du ma tëb Jibi Mbaye ñëw ci ndem si yàlla yaaya gis naa président Fallou Gueye gis naa Ibrahima Solo Diafoundé monsieur le ministre madame le ministre du moins nous défions quiconque veut déstabiliser cette association 23 ans du benn bés na ñëpp jógaale fii xam ni l'association des Sénégalais d'Amérique est l'association la plus grande dans le monde bu Sénégalais bokk laa wax dans le monde entier de par nos membres ni ñu toll ci fula ak fayda ak liggéey bi ñu des mooy yàlla boole ñoog ay partenaires yu baax yu xam valeuru association des Sénégalais d'Amérique mën naa cité BHS cité ci Choice Money Transfer cité ci Makhtar Ndoye suñu mbokk mi nga xamante ni nii ay pharmacie la yor di liggéey am hôpitaux yi mu war a def Sénégal ñëw jàppale ñu kon loolu dama ko doon def rek di wax nag nii tubaar fakàlla macha allah nit ñi ñu ngi liggéey man discours bi ni ma ko waroon a joxee noonu laa koy fas yéene joxee parce que yónnent la buñ ma joxoon ok ok Mrs. Madame le ministre de la Justice, Mrs. Aminata Touré, Ministre of Justice, Excellence, Ambassadeur Cheikh Niang, Minister, Gouverneur André Gaumont, Mayor Michael Bloomberg, Deputy Commissioner of New York Police Department, Honorable Senator Bill Perkins, Honorable Congressman. Senator Bill Perkins, thank you for working closely together forever up to 23 years with the Senegalese Committee, and particularly the Senegalese Association in America. Thank you so much. Thank you to Codel Claire, the Chief of Staff, Senator Bill Perkins. Madame le ministre de la Justice, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Cheikh Niang, honorable sénateur et congressman, Monsieur Pape Sété Dramé, président de l'Association des Sénégalais d'Amérique, Mesdames, Messieurs les membres du bureau de l'Association des Sénégalais d'Amérique, Mesdames, Messieurs, membres de la communauté sénégalaise, Mesdames, Messieurs les membres du comité directeur, chers invités, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous pour exprimer la gratitude et la reconnaissance des Sénégalais et Sénégalaises qui œuvrent inlassablement dans les bonnes actions sociales que mènent les Sénégalais d'Amérique. Et cela depuis 23 ans. C'est l'occasion ici de rendre hommage à toutes et à tous ceux qui, tous les jours, ne se lassent jamais de se sacrifier pour ceux qui sont dans le besoin, que ce soit lors des cérémonies funéraires, des visites sociales auprès des malades, alités depuis des années dans des centres médicaux ou de réhabilitation, ou simplement pour répondre aux incessants appels de détresse de nos compatriotes qui sont frappés par les pièges de l'immigration. Récemment encore, vous avez répondu à l'appel de son Excellence, M. Macky Sall,
président de la République du Sénégal à l'occasion des graves inondations qui ont frappé le Sénégal, créant des centaines de milliers de sinistrés et de sans-abri. Cet appel à la solidarité nationale a été entendu au-delà des frontières et jusque dans la diaspora sénégalaise vivant aux États-Unis d'Amérique, sous la conduite du bureau de l'Association des Sénégalais d'Amérique. Plus de 20 000 $ ont été collectés par la commission sociale de la dite association en moins de 10 jours, dirigée par le président de la commission qui est à ma gauche, Serigne Dame Diop Laye. Chacun y est allé de sa générosité et de son intention, et cela a donné cette somme que nous considérons modeste, mais très symbolique, car constituant le ciment de la communauté sénégalaise vivant aux États-Unis d'Amérique. Nous profitons donc de votre présence, Madame le ministre, pour vous remettre cet argent destiné aux sinistrés. On ne pouvait trouver un meilleur interlocuteur auprès de ces populations. On ne pouvait trouver un meilleur interlocuteur auprès de ces populations, vu votre réaction dès les premières heures de la catastrophe. Vous avez été un modèle pour tous les Sénégalais, une source de réconfort pour les populations en cette période de détresse pour vous. Avoir senti auprès d'elles physiquement et psychologiquement. On dit souvent que c'est durant les périodes difficiles que l'on découvre les grands hommes et les grandes nations. Et cette année, le Sénégal a confirmé sa maturité et son sens de générosité. Nous sommes confiants que ces fonds seront utilisés à bon escient et qu'ils arriveront aux destinataires pour alléger leur souffrance, ne serait-ce que pour une période de courte durée. Donc je crois que je vais m'en arrêter là, parce que le président n'est pas là. Je crois qu'il n'est plus nécessaire de continuer. Je vais tout simplement montrer le chèque qu'on avait préparé. C'est un chèque de 20 000 $. Donc je crois que M. Pape Seti Dramé, nous allons garder ce chèque, voir avec l'ambassadeur Cheikhnia et le directeur de la BHS qui est là, M. Abdouaziz Sy, pour essayer de... On peut le remettre. Voilà. Je vais passer la parole à M. Dame Diop Laye, qui est le président de la commission éthique et sage, et nous allons présenter le chèque acquis de droit. Voilà, merci de votre attention. Merci. Madame la vice-présidente. So we have a social commission run by this gentleman, Dame Diop Laye. So we have sometimes people who are sick in the community who can no longer work, people who face eviction from their apartment. So we coordinate all this work with him. That's why we were able to raise $20,000 for the victim of the flood back home. Donc sëñ Dame xam ngeen ko mooy coordonner lépp lu jëm ci social. And mag ñi lay ñëw liggéey ak moom donc dana leen tudd ku nekk ñoom nga gis mag ñi mënoon nañu sax bañ a bokk ci loolu ñi ci bëri ci ñoom retraité nañ ba pare mais luñ jàpp ñoom ñu jàpp ci xam ngeen ne bi khalife général des mourides lancé appel bi président lancé appel bi donc ci la ñu répondre ñun tamit donc on va donner la parole à Dame Diop Laye qui est le président de la commission sociale qui coordonne toutes les activités sociales au niveau de l'association. Il présentera un à un donc ces vieux qui ont participé également au travail. Sëñ Dame. Asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen gërëm ci seen taxawaay di am kontaan loolu ci taxaw fii tey gërëm communauté sénégalaise bi yëpp ndax gis nañ seen taxawaay ndax nit ki buñ ko jiitalee ñu ko jiital buñ ko taxawul yaakaar naa ni liñ ko santoon du ko man kon yaakaar naa ni taxaw ngeen ci bu baax a baax ci njiitul Pape Seti Dramé man nag côté bi nga xam ne ci laa féete maanaam éthique et sage social man lañ ci jiital yàlla dogal ma am ci équipe boo xam ni ñoom ñooy liggéey ak man bu demee ci mbirum social yi ku mel ni sëñ Mbacke Ndiaye ma nga ne le toog di suñ mag moo xam yaakaar naa dëkk bi yëpp xam nañ ko ak alaaji Seex Mbuub ak sëñ Abdou Guèye ak alaaji Seex Kan am na ñeneen niful ak sunu yaay sunu tante maami daara naa ko soxna Aram Aaj mi ngi nii toog waaw dañoo bëggoon sax ku ñu tudd sa tur nga jóg sëñ Mbacke
dañoo bëggoon nga jóg nit ñi kii la jërëjëf sëñ Mbacke nga tàcc leen ko jàpp na ci liggéey bu baax waaw Baye Cheikh Mboub bisimilah Baye Cheikh Mboub moo nekk noonu sëñ Cheikh Kane mu ngi noonu toog sëñ Abdou Gueye jërë ngeen jëf sunu yaay ñun ñëpp di yaay di maami daara mi ngi noonu ñu soxna Aram aj jox leen ko loxo sëñ Basirou Seck mi ngi noonu toog sëñ Basirou jógal taxaw sëñ Badara Seck ñu ngi jéggu Aliou Badara Seck sëñ imam Daaba mi ngi nii toog ñoom imam Moustapha Diop ak imam yi ci dëkk bi yëpp ñu ngi fi xam naa ku lim yëf yi day yàgg te gis naa nit ñi di soññe kon du ñu yàggal yàlla dafa xool nag bi ñu nekkee yàlla dénk ñu éthique et sage ni ñu doxalee mooy dañu jël imam yi ci dëkk bi yëpp boole leen sama commission lépp loo xam ni xaj na lii dafa bokk ci maanaam social bi waaye am na leen loo xam ne mag ñaa ngi koy dox lépp social bi mooy képp koo xam da nga am problème ci sa famille wala nga am problème ak sa mbokk da nga ñuy woo yu jël imam yi ak borom xam-xam yi ñëw régler leen yàlla defal na ci nag ay ndam yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ci sant yàlla bu baax a baax waaw ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di gërëm itam Alaaji Ibu Caam ndax waaw mi ngi ne taxaw ndax wax dëgg yàlla gambien la waaye nun ñoo ko moom sénégalais la yaakaar naa ni bu ko communauté gambien bi jiitalee sax li ñu gis li muy liggéey ci communauté sénégalais bi tax man xam naa loolu ndax maa ngi moom ñoo àndi liggéey ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla yokk fanam yokk wéram ñu ngi nuyu mbooloo mi fi daje yëpp di leen siyaare leen nuyu képp ku fi teew yal na la yàlla may nga fekke déwén ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf ñu ngi nuyu ñëpp sag bi nag mi ngi nii dañ ma wax ma jébbal ko soxna Aminata Touré muy président kon ñu jox ko président incha allah mu jox ko jërëjëf président voilà c'est ça comme ni ko ñi njëkk a wax rek ni noonu la demee bi ñu dajalee xaalis bi yëpp pour inondation yi nekkoon na en réponse au plan Orsec lancé par le président Macky Sall bi ñu defee collecte bi dem na ba yegg $20,000 bi Alioune Badara Cissé ñëwee ma wax ci ak moom fekk ko hôtel mu ne ma ne ko nag léegi xaalis bi mu ngi fii dañu xaar ba président ñëw ñu jox ko ndax da ngeen bëgg ñu def ko chèque wala mu nekk certifié chèque wala traveller's chèque wala nuñ ko mën a joxee rek voilà loolu nag la ne loolu comme président ñëwul war nañ ko jébbal ñëwul moo tax ñu ne nañ ko jébbal ministre bi nga xam ne moom la yebal mu teewal ko fii voilà jërëjëf kon bokk soxna Aminata It is because of the Senegalese community. Harlem is fierce, we are fierce, and it's a good combination. If you allow it now, I will just switch to French since it's our official language. Quand Nogaye Mboup a appelé ma mère pour demander des tableaux, pour que ces tableaux soient vendus cet après-midi pour cette noble cause qui est l'achat d'un building à Harlem. Et quand Nogaye Mboup appelle, on court, on vient, parce que nous savons tous la place qu'elle occupe dans cette communauté. Voici le tableau. C'était destiné au président Macky Sall. Mais ce tableau, en fait, c'est une très belle femme. Et puisque c'est le ministre de la Justice qui est là aujourd'hui, alors je crois qu'on va lui remettre le tableau. Et que c'est juste... c'est avec plaisir, avec plaisir. Il y a Dame Babou qui disait avant que si les femmes étaient deuxièmes, vous avez montré aujourd'hui que les femmes sont premières. Et c'est avec honneur qu'on vous donne ce tableau. Merci beaucoup. Okay. Yes, just in the room now we have Minister Alioune Badara Cissé, Minister of Foreign Affairs and Senegalese abroad. And I just wanted to welcome him here in this room. Monsieur le ministre, Madame
le ministre, Monsieur le consul général, Monsieur le président de l'Association des Sénégalais d'Amérique, Monsieur le sénateur Bill Perkins, chers frères et amis, honorables donateurs et sponsors, honorables invités, mesdames et messieurs, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est avec beaucoup de regret que le président Macky Sall n'a pas pu faire ce déplacement ici parmi vous. Il avait tenu ce matin, avant que nous ne quittions l'hôtel, de venir ici. Il avait donné des instructions fermes pour que donc les dispositions soient prises pour sa participation à cet événement. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'agenda du chef de l'État est un agenda quelquefois qui est impérieux, et un agenda aussi dans lequel il joue un rôle central. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je pense que tout ce qui touche à la sécurité du Sénégal, tout Sénégalais doit quand même l'apprécier à sa juste valeur. Et si nous sommes ici pour partager de bons moments, nous devons aussi penser à notre sécurité. Si notre président est dans un lieu et si on lui demande de participer à une réunion qu'il doit lui-même présider pour la sécurité du Sénégal, je pense que nous devons applaudir cet engagement-là. Donc, en venant ici, quand j'étais en cours de route, nous avons communiqué avec ses services et il tenait encore à participer à cet événement. Voilà pourquoi il y a eu du retard. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous avons eu le ministre de la Justice qui est venu, le ministre des Affaires étrangères qui devait l'accompagner, donc ne pouvait pas venir tout de suite. Et c'est maintenant que le ministre des Affaires étrangères a pu le laisser, lui, continuer sa réunion et il a décidé donc de venir se joindre à nous. Donc c'est pour montrer la détermination du chef de l'État de participer à cet événement-là. Donc, encore une fois, toutes nos excuses. Donc, je ne vais pas continuer sans exprimer mes salutations à des amis que j'ai ici, au professeur Suleiman Bachir Diagne, au professeur Kassé. Je ne vais pas citer, comme on dit en Wolof, Koulim Djoum. Je vais seulement donner un petit conseil. Nous sommes une communauté qui est exemplaire aux États-Unis, où il y a une symbiose qui est tout à fait exceptionnelle entre toutes les composantes de la société sénégalaise représentées ici. Et il y a toujours eu aussi une symbiose entre les représentants de l'État et les associations et les Sénégalais qui sont ici. Donc il ne faut pas que disons, de petits couacs liés peut-être à des agendas fassent créer une incompréhension qui est indue. Nous devons travailler, continuer toujours travailler la main dans la compréhension, dans l'amour et dans ces valeurs qui nous ont toujours fait distinguer dans ce pays-là. Donc c'était le conseil que j'avais à vous donner. Donc je vous redonne la parole, monsieur les organisateurs. Donc il nous reste une vingtaine de minutes et comme nous avons dit, au plus tard à 16h, on devrait libérer la salle. C'est le contrat qui nous lie donc avec les prestataires de services. Il était prévu que Madame la garde des Sceaux allait parler. Donc on a deux ministres d'État. Évidemment, je ne sais pas par le protocole qui devrait parler le premier, mais Madame la garde des Sceaux dira quelques mots, ainsi que celui que nous considérons comme notre ministre de tutelle, Michel Alim Badara Cissé. Donc Madame la ministre, vous avez donc la parole. mbokk yi damay xëy na tàmbali ci wolof après wax ay baat ci anglais parce que def naa diggante wolof beeg anglais bi dinañ war a mën a déggante. li ma war a bëgg a njëkk a def mooy indi présenter regret au président de la République. Yéeneem moo doon ñëw. Man ci association bi laa bokk ndax ba ma fi jógee yàggut donc bu ngeen organiser président ñëw maa ci war a njëkk a kontaan ma dox ci li ma ci mën a dox waaye nag
yàlla dogalul mu mën a ñëw ndax dafa nekk fi ñu toll nii ci activité yoo xam ne yi activité yu xam ne affaire sécurité lañ ciy waxtaan ni ko monsieur l'ambassadeur waxee sànq muy activité yu am solo du leneen ma bëgg nag aussi ñu jàppee ko noonu du caaginu dafa am politique bu ci rax wala leneen ndax ku xam président Macky Sall xam jikkoom xam ne melut noonu dafa di imprévu président de la République nag malheureusement day aussi am calendrier boo xam ne day changer dernière minute moo tax mu yebal ñu fi man ma ñëw suma collègue ak xarit Alioune Badara Cissé ñëw pour wane vraiment importance su association bi xaw ma kan waaye man mii dëkk New York fii ak yéen xamoon naa ko dafay centre boo xam ne centre solidarité la jàppoo te bu defee tey ku mel ni sénateur Perkins ñëw toog fii fekk ngeen organiser ci li mu gis ci yéen la ci li mu gis ci ñun ñi fi newoon la respect bi dox suñu diggante respect bi ñu am ak suñu ay dëkkandoo ñuy américain wala ñu dëkk feneen ñoo indi tey réputation communauté sénégalaise àgg fi mu àgg donc kooku aussi ma leen ci ñaax pour que réputation boobu continuer gën a avancer jëm kanam ci projet bi nga xam ne am ngeen ko muy un projet noble ndax effectivement association bi toll na à un moment de son existence boo xam ne bi war na am siège u boppam kooku aussi ci li yokk dignité association bi ci la bokk li nga xam ne aussi laa leen bëgg féliciter mooy ni ngeen bëggee financer siège boobu ndax mënoon ngeen a bind lettre rek di xaar lépp venant de l'État yéen a organiser seen bopp jël seen mutukaay jël ay stratégie de mobilisation de ressources propres pour que siège boobu mën a am te booy seet aussi loolu la ñuy seet ci sénégalais yi c'est-à-dire liñ naan se prendre en charge autopromotion loolu mooy jëmale dëkk bi kanam parce que ñëpp xam nañ ne gouvernement bi loxoom jotewul ginnaaw donc état d'esprit boobu nga xam ne dafa méngoo sax ak état d'esprit wu États-Unis bii ngeen nekk ndax fii ñàkk jëriñu lañ fi xam wane ngeen ko aussi ci projet yi nga xam ne moom ngeen am gouvernement bi président daf ma ne lu mu ci mën a jàpp dina ci jàpp ndax ay sénégalais bu ñu organiser woo am projet bu toll nii faw aussi mu def ci loxoom donc kooku aussi dina doon dossier boo xam ne man dama considérer sama bopp comme ni ñu ko waxee sànq ni ko Pape Djibi Dramé waxee sànq comme ambassadeur association bi ndax aussi fii laa dëkk am fii njaboot et cetera donc ma bëggoon rek wax leen ne déception bi ngeen am sama déception la tamit waaye nag déception boo xam ne malheureusement on ne pouvait pas faire autrement buñ mënoon a def autrement le président serait là. Maybe few words for our distinguished guests here in English to express the regret of the president who wanted to be here. But unfortunately, as it was said by the senator very beautifully, president comes with sometime uncertainty in agenda and calendar, and that's only what happened. But he's in spirit and in heart with us here. And I want to thank all the investors who are thinking about Senegal and confirm here that it's indeed a great country, peaceful one, stable one, and transparent one, because this is one thing that we really want to strengthen in the country, to establish fully the rule of law and to make sure that investments are secure by law. So please do come and visit, do come and explore. You'll be always welcome. Of course, in a very open and competitive environment, because that's also what we want to promote. It's competition. It's not just a cake that you come and share and take a piece. You have to come and show what you can do, show trust, and of course compete with others. So please do welcome. Mr. Senator, I'd like to thank you. I saw you yesterday. You delivered a great speech. I'd like to thank you on behalf of my country people who are here in Harlem. They're peaceful people, as you have noticed. And thank you also for your solidarity that they have expressed here. You've been a great voice
for them. And I'd like to thank you on behalf of Senegal and on behalf of the president who couldn't come. So this is a celebration of solidarity and Pan-Africanism, because at the end, when you look closely, we come from the same place. So we consider also Harlem as our place. So thank you very much for the support to the community, and mbokk yi ma gërëm leen sant leen gën leen a encouragé, parce que li ci immigration man xam naa ko ndax dama yàgg dëkk bitim réew, yombul, lu jafe la, distance bi sori na, c'est pas toujours que lañ mën a dem visiter ñëwaat, donc tout le temps saa yu nuy réfléchir ci politique de développement sunu xel mënta ñàkk xalaat place u diaspora. Seen contribution ci économie bi président bi wax na ko démb, raw na contribution internationale, assistance internationale li ngeen di dugal ci dëkk bi moo ëpp li ñu tubaab yi di jàppale. Kon ñun bu fekkee ne jàppale nañ sunu bopp, jàppale leen tuuti rek, aide extérieure sax warul ko soxlaati. Donc ma encouragé leen ci projet yi, maison bi nga xam ne moom ngeen di def fundraising benn projet la, mais xam naa ne am ngeen toute une panoplie de projets, parmi lesquels par exemple la banque des immigrés, bu ñuy wax affaire banking fii ci Amérique la fekk baax. Donc ma encouragé leen aussi ci projet boobu, ngeen mën ko développer ko présenter ko président de la République. Business su transfert, booy seet transfertu xaalis, ay étrangers ay américains ñoo ciy nekk, mais il est temps aussi que sénégalais yi seen bopp aussi investir ci domaine boobu. Mënuma daaneel nag te sargaluma sama mbokk jigéen ñi, parce que seen njàmbaar fii ci Amérique ñëpp xam nañu ko. Liggéey suba, liggéey ngoon, taxaw yàgg ci place yi, jàppale njaboot gi, parce que lu ngeen am aussi def ko ci njaboot gi, kooku aussi gis nañu ko. Gën leen a ñaax, gën leen a encouragé. Li président waxoon démb mooy ci politique gu accès au crédit bi nga xam ne daf ko jagleel les femmes, bëgg na aussi femme mu diaspora bi mën ci accéder. Donc kooku aussi di projet yoo xam ne yi war nañ ko topp. Pour terminer, ma bëgg a féliciter aussi président Pape Dramé. Xam naa ne vous êtes extrêmement déçu, xam naa ko, mais aussi gërëm la ci dallu bi. Wax aussi rassurer la ne du leneen lu dul imprévu, ndax jokkoon nañ lu bëri, vraiment defoon nañ ne lu mun a am la, mais ce n'est que partie remise, parce que defe naa ne yoo xam nga coobare bi nga xam ne moom la ñu am ci association bi. Donc ma bëgg rek ngeen jàppee ko noonu, yóbbee ko noonu, xam ne yoon yemul ci benn, et puis collaboration bi war nañu fexe seet mécanisme yu stable yoo xam ne yi di ngeen mën a communiquer, mais kooku suma collègue bi nar a ñëw wax, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, xam naa dina ci gën a développer, ndax moom la ministère am en charge les questions yi nga xam ne moom ngeen posé. Kon nag ma gërëm leen, sant leen, ñaan yàlla jàppale leen, jàppale ñu, jàppale Sénégal. Jërëjëf. Voilà, jërëjëf madame le ministre Aminata Touré, vraiment kontaan nañ bu baax a baax, amuñu benn doute ci vraiment sa intégrité, sa dëggu, ngir vraiment sa fonk association des Sénégalais d'Amérique. Bi muy ñëw tamit président jox na ko enveloppe bi def ci $10,000 ne Macky mënut a ñëw, mais moo ko contribuer ci building bi. $10,000 indi na ko comme ça en espèce. Kon nag tàcc leen ko, merci beaucoup. Voilà, jërëjëf. Donc, Mohamed Diagne ak Astou Ndoye, hein? Ok. Mohamed Diagne ak Astou Ndoye.
Donc on va procéder donc à la clôture avec le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, M. Aline Badara Cissé, qui est en fait notre ministre de tutelle. Donc nous considérons, nous autres Sénégalais de l'extérieur, être sous sa juridiction. We're going to hear from our last guest, the senior minister, who happened to be in charge for foreign affairs and the Senegalese living abroad. So he has been in this country, so he understands very well what Senegalese abroad are doing. We're going to hear from him. Kii moo yore kon affaires étrangères ak Sénégalais de l'extérieur képp ku immigré kon ci loxoom nga nekk. Monsieur le ministre, bienvenue. Jërëjëf As. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam. di jiital ci nuyoo yooyu ñi nga xam ni ñun ñëpp bu ñu ñibbee ñoom ñoo ñu fi nekkal muy suñu ambassadeur ak suñu consul général. di nuyu sama naataango bi ma jiitu léegi fii te yor mbiru yoon am wax yu ñu fi wax ñoom ñaar ñëpp muy wax yu am solo yoo xam ni soxlaatul ma di ci dellu si ca nañu ko waxee ndax waxee ko nu dàq nañu ko defee mënee su ko def. maa ngi nuyu sénateur Perkins nuyu docteur Reddy professeur Souleymane Bachir ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci salle bi yëpp nag njabootu maam Alaji Malick ñu ngi ci salle bi maa ngi leen di ziar njabootu Serigne Touba ñu ngi ci salle bi njabootu këri diine yëpp ndax Sénégal dëkku diine la fu ngeen di dem yóbbaale ko foofu dëkku cosaan la dëkku aada la fu ngeen dem yóbbaale ko foofu. You are the living examples of what we cherish the most, which is our culture and our faith. It's a great pleasure for me to be here partaking to this wonderful party that you are organizing for fundraising purposes for just one cause, buying a house so that you can host your activities in the future. Activities you have been doing not only on your own behalf, but helping out people that we should be helping, but unable to do so, you took over dynamically. And now you have an even brighter future, even bigger ambitions, building a house that costs over $1 million. Not only we are proud of you, but we will support you in this process and in this project. We should be the one doing it for you. We should be the one assisting each and every Senegalese citizen who is having problem abroad. Would it be with justice? Would it be with illness? Would it be with poverty? Would it be whatever reason? Anytime we know that there is someone, one of us, who is having hard time, we should be running by his side. But because we cannot do it, or we cannot do it all the time, we've been here less than 6 months. But yet, this project came into place by the time Macky took power. This is an even wider demonstration of your hopes and expectations. What do you expect from the Senegalese government, your government? We take ourselves as your slave to serve you as long as we shall live, even if we were married. I heard President Macky yesterday when he was meeting another Senegalese community not far away from you, mention this thing in Wolof. Waruñu fàtte lu ñu fal parce que ku ko fàtte sa folleeku taxaw na. We all know that he wouldn't have been able to do it by himself. He has just one voting card, the same card I have and that same each of you do have. So he cannot elect himself. It has been a combination and an addition of all our voices in one ballot to say this is the guy we want to lead over us for the next 5 years. And that hope and that expectation that you have in him should never vanish. My responsibility as a minister in charge of the diaspora is to enhance that partnership and make sure that it goes back and forth, and that what you do
is valued and each of you is honored, and that you don't feel any shame in any project that you raise on behalf of our citizens. I'll pause a moment to congratulate Pape Dramé, and I would like to have you stand by my side. Pape, you need to stand high and tall. This is your community trusting you and choosing you as a leader. You're not like myself, chosen by one person. You're not like the Consul General, chosen by one person. You're not like the ambassador, chosen by one person. You're not like the Minister of Justice, chosen by one person. This is your community which has decided to put you up. Let me tell you something. We're not joking.